waaw salaamaaleykum mbooloo mi ñu ngi leen di nuyu képp koo xamante ni ñëw na fi li tax nag aussi tamit ñu toog fii tey c'est parce que dafa am loo xamante ni dafi amoon mooy tournoi de football bu Cambérène sama diwaan organisé woon man Chaka maa nekkoon le coordonnateur ginnaaw bu ñu defee tournoi bi ci jàmm ak salaam tey dañu ñëw pour def benn cérémonie de remise des diplômes et remise aussi tamit des trophées équipe bi nga xamante ni moo demoon final moom mooy Milan ak ZB yàlla dogal waa ZB ñoo gagné waa Milan 2-0 donc ñi ngi encouragé bu baax a baax équipe bi nga xamante ni moom mooy Milan ba pare di encouragé aussi tamit ZB te di leen féliciter aussi vraiment final bi a été au rendez-vous donc ginnaaw loolu aussi tamit li tax ñu daje fii moom mooy dañu war a sargal ñi nga xamante ni ñoo bokkoon ci tournoi yi mooy 24 équipes yëpp ci bokkoon dañ leen war a sargal am na ay lot de dossards yi nga xamante ni équipe bu ci nekk participé woon nga dinañ la ko jox aussi am na ay diplôme de reconnaissance yi nga xamante ni ñu ngi ko doon décerner toutes les gens yi nga xamante ni dañu yàgg sonn ci footballu Cambérène aussi ñu décerner leen ko moo tax tey jii ñu organiser cérémonie bi pour wax waa Cambérène que ni la jeunesse consciente ñi ngi fii toog pour naka la ñuy def pour que football Cambérène mën a avancer jëm kanam bon sans plus tarder dañuy jox ñi nga xamante ni moom mooy les joueurs ici présents ku ci nekk wax sa benn kaddu boo nga xamante ni di nga ñaax li nga xam ne mooy footballu Cambérène ñaax les jeunes encourager leen aussi tamit à ce que football bi mën a avancer mën a jëm kanam donc ci kaw loolu ñu ngi jox parole bi ki nga xamante ni mooy Zal Ndiaye moom mooy représenter équipe ASC Milan moom mooy équipe perdant bi donc ñu ngi leen di wax Zal ñu ngi lay jox parole di la laaj sa impression par rapport ak tournoi bi nga xamante ni moom la ñu organiser. waaw mën leen tàccu Zal Ndiaye aussi tamit mu ñëw jël parole tàccu leen ko au moins mu ñëw jël parole comme ça expliquer comment ça se passe ñu ngi lay encourager bu baax. merci waay garaaw waaw salaamaaleykum gars yi ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp yaakaar naa di beral nuyoo bu baax a baax ñi nekk suñu ginnaaw rawatina Libaas Diop Kane moom mi nga xamante ne si nii peut-être yàlla moo def mu organiser affaire bu rafet bi defal ko jeunes yi duñ ñu guléet parce que koo xamante ne si nii ñetti at yaa ngi koy organiser bi ngay organiser politique taxul il faut ma souligner loolu bi muy organiser politique taxul da ko doon def pour jàppale jeunesse parce que dafa gisoon ni sport Cambérène mi ngi commencé suuxe li ko waral mooy li ñu gis ni gars yi footballatuñ terrain bi nangam ak nangam moom muy def ay effort pour gars yi bañ a nax saay ci football bi donc loolu dañ koy souligner rek ni politique taxul woon voilà beneen bi ñu ngi jéggalu tamit bu baax ci kanamam di leen jéggalu yéen Chaka di jéggalu aussi waa ZB bien vrai que ni suñuy nawle lan ndax li xew ci final bi kenn rafetluwu ko ñun bu ñu sañoon du am yéen bu ngeen sañoon du am te Libaas Diop mi organisé séntuwu ci woon loolu mais ku ne xam na ni sport des fois bu neeri jógee te aussi mu am ay xale ndax bu doon ay mag lañu du demee noonu mais bu ci ay xale laxasoo rek kenn ay yëngu moroomam gis ko ni du ma ko bàyyi moom kese muy xeex mu dugg ci affaire ëpp loxo mais ñu ngi jéggalu ci kanamu ñëpp rawatina 24 équipes yëpp di leen wax ni du suñu sago vraiment ñu ngi jéggalu baax di masawu tamit bu ki nga xam ne moo ci blessé bu loolu weesoo comme que daf ni ñu wax tuuti ci li nga xamante ni moom mooy joueurs yi dama koy démarrer sama bopp joueur u Cambérène yi boo yi fi nekk di football ñun ñëpp kenn bañ ci jàpp football kese waaw parce que ñu ngi commencé am problème bu ñu naree jël football kese def ko métier gars yi à tout moment mën nañ daanu donc ñu ngi koy ñaan di ko ñaan suñuy morom képp koo xamante ne si ni yaa ngi football nga jéem a ut ci loo jàpp bu fekkee ni yàlla dimbali na business nga man pour am nga business te bañ a def benn jikko ba nga xamante ne si ni doomu Cambérène du ko làmboo bu ñu xoolee ñuy commencé déborder te du suñu cër ñuy commencé yàqu te du suñu cër pourquoi ñuy wàlle yaani te suñu dëkk tëgg am nañu nit ñu mën a football am nañu ay kilifa ay wayjur yu baax la ñu am kon ñun warunoo yàqu ndax du suñu cër waruñoo tàllal loxo di ñaan parce que du suñu cër donc li ñu ko mën a may mooy ñu football mais aussi ñu ut ci lu ñu jàpp fi may jeexalee mooy aussi ñu jàppale Libaas Kane lu tax ñu koy jàppale mooy nit da nga koy jàpp ci ñaar kóllëre parce que àdduna mooy toll fa nga xamante ne si nii soo jiitalee alal jiital rumba mbaay di nga dugg ci fa nga xamante ne après di nga màtt sa loxo wiccax yow kase Libaas ba dara dul woon dara lañu doon jàppale kon bu dara bu soxlaa dëkk bi tey
ñu wax mu leer parce que fi mu toll nii ci loolu lañ toll bu soxlaa defar Cambérène tey soxla nañu xale bu mel ni moom te moom mii lañu soxla ci suñu dëkk donc il faut ñu ànd ak kóllëre pour mën ko téye jàppale ko li ci des nag ay détails la ndax bu lii weesoo da ngay xool folklore yi mënuñoo bàyyi ba affaire toll fii ku nekk jug bëgg la defal mais xoolal ci ki la daan defal avant lii di ñëw loolu laa amoon lu may wax di jégalu bu baax wasalaamaaleykum. waaw jërëjëf Zal donc damay taxaw tuuti rek ci Zal Ndiaye li mu wax dafa am solo déjà bi njëkk bi moom mooy képp koo xam ne joueur nga yaa ngi football de grâce wutal loo def un business parallèle parce que business parallèle boobu moo lay permettre tey jii nii soo blessé wala nga dem ba football bi tey jii xam nga ne sa âge mi nga avancé te mu génn góo ci nga mën a def sa business bi nga xamante ni moom nga war a def ñi nga xam dañuy jàng bu nañu cumuler sport étude parce que c'est très important ça permet tey jii nii suba ëllëg boo footballee ba tax football bi tey réussiroo ci nga mën a continuer sa jàng nga mën a gérer sa bopp casé wu. ginnaaw loolu aussi tamit Zal dafa am solo fu mu wax mooy Libaas Diop Kane parce que boo xoolee il est très modeste mënu nañu fi nekk naan leen carré ñu politique mais li ñu fiy jóge taxaw moom mooy li nga xamante ne moom mooy sport à Cambérène naka la ñuy def ba mu avancé loolu moo ci ëpp solo mais deuxièmement bi aussi tamit Zal dafa wax joxe benn appel bu important mooy nañu jàppale aussi Libaas Diop Kane parce que c'est un gars bu nga xamante ni vraiment dafa mérité ñu jàppale ko parce que dafa doon dox di def avant bu dara dul woon dara tey jii mu bëgg li nga xamante ni moom mooy mairie bu Cambérène donc jekk na tey jii jeunesse bi taalal ko loxo aussi tamit xam ni kuy organiser ay tournois waxuma nawetaan wala leneen waaye lu nekk mën na ko organiser pour Cambérène bon sans plus tarder aussi ñi ngi woo Libaas Sarr ZB moom aussi tamit ñu ngi koy féliciter parce que moom mooy équipe finaliste bi voilà ñu leen tàcc bu baax a baax Libaas Sarr vous avez la parole. salaamaaleykum mbooloo mi ñu ngi nuyu ñëpp kenn ku si ne sa tur ak sa sant pour bañ a jël beaucoup de temps rek parce que ñi war a wax ci programme bi bari na quoi ZB daf ma yónnee cant ak ngërëm ci Libaas Diop Kane mii nga xamante ni ba dara dul dara dafa jàppale ñun jeunesse su Cambérène ba tey ji mu war a xëccoo mairie Cambérène comme ni ko Zal Ndiaye mi fi jaar bu ASC Milan waxee Libaas Diop Kane gars yi ma leen di xamal ni ku ko jàppale di doomu Cambérène nga jàppale te sa bopp nga jàppale ndax ñun ñi nga xamante ni ñooy doomu Cambérène amuñu benn yitte boo xamante ni war nañu mën a gënal ko jàppale koo xamante ni day jàppale Cambérène parce que Cambérène lan am lu nu manti am lu nu mën a am Cambérène lan am te Libaas Diop doy nañu ci exemple parce que li tax mu doy nu ci exemple mooy que ni Libaas Diop bu yàggul dara dem na fi président recevoir ko ba mu ñëwee lim si def ñun jeunesse su Cambérène gis nañ ko xaalis bi ñu ko jox pour mu paasee ko moom lan ko may bu ko neexoon def ko si poosam téye mais dafa ñëw séddoo ko ak ñun ñi nga xamante ni ba mu ñëwee lan yëg ni sax dem na ci président mu recevoir ko lu mu ci def jënd si ay dosaar ak ay bal fekk fi nga xamante ni moom la ñun ñëpp séq muy géej gii di ci football di ci entraîner mu defal nu ko ay dosaar ak ay bal kon Libaas Diop Kane bu ne bëgg na Cambérène war nañ ko mën a gëm nu mu tuddati hôpital Cambérène oto yi gis nañ ko amu fi woon moom moo ko fa indi ci coobare moom mi dem doxi ka moo tax ñun ñu am ka di ko si sant di ko gërëm te di leen wax ni leen ñun nan jàppale Libaas Diop Kane que nin kontaanee ci moom ñun ñu moom mu bañ a am naqar ci ñun xam ni dimbali nañ ko comme ni mu nu dimbalee nin nga mën a dimbalee nag ñun ñëpp xam nañ ko mooy ñu jàppale ko ci li mu bëgg pour que bu mu fi toogee moom mu mën a wéyal programme am li mu namm ci Cambérène mu def ko ci jàmm ak salaam du ma jeexal nag te félicité wu ma ñi nga équipe yi nga xamante ni ñoo bokkoon ci tournoi bi ñëpp man ZB awma lu ma leen di félicité mais équipe yi nga xamante ni ñoo perte te nu bokkoon ci tournoi bi yëpp ñoom laay félicité parce que xam la moo tax ma leen di félicité du da nga perte rek mënoo dara ñii toog danoo fubal ak seen dignité ak seen ngor fubal ci fulla perte ci fayda kon jar na noo félicité ñun nag la yàlla def ñun ñu jël coupe du dan leen daax fubal non non match yi ñi ko fekkee ñun dañuy subir bay bëgg a dee mais yàlla ñun la dogal ni ñun la may ndam kon donc ñu ngi leen di félicité di leen ñaan fi ngeen teg seen tànk ngeen gën ko continuer ñi siy jour ñu gën a jàpp te xam ni yàlla waxul kenn dara yàlla na leen yàlla jàppale kenn ku si ne ci li nga bëgg
yàlla na nu yàlla may kàttan boo xamante ni ak xel moo xamante ni dinañ si jàppale Libaas Diop Kane ba li mu bëgg mu atteindre ko moom it bu ko yàlla mayee mu def si li mu xamante ni moom la bëgg. merci beaucoup Libaas vraiment kaddu yi am na solo et puis kaddu yi set. waaw gars yi asalaamaaleykum ñu ngi nuyu yéen ñëpp ku si nekk si trop sant di leen ziar bu baax di leen jox seen wàccuwaay di leen baalu àq bu baax te di leen baal àq man su ma xoolee du ma wax concept bi si concept tournoi bëgg leen man daa am benn message bu ma bëggoon lancer waa jeunesse Cambérène à travers ça am na ñi nga xamante ni chaque instant dañuy taxaw pour politique Cambérène man si wàllu politique laa waxuma si wàllu football ak yooyu ndax man bu ma xoolee ñu bari xam nañ si wàllu football laa yëngu mais du ma wax si loolu damay wax si wàllu politique boo xoolee politique daa am na nga xamante ni da nga ko gànnaayoo te waa Cambérène dañ dese xam loolu bu ñu waxee élection locale ak élection présidentielle bokkul bu dee élection présidentielle da ngay jël sa président jël sa parti votel ko mais nag bu dee élection locale da ngay tànn kenn ni moom laa àndal te boo xoolee ren bu dee élection locale yi daa am enjeu ñaari enjeu yu si am ndax bu njëkk ba votel da nga naan votel parti soo votel parti waa parti bi ñooy dem toog xool ki nga xam ne moom la ñuy fal ñu fal ko mais ren loolu bokkul ren chaque candidat mooy taxaw ñi la dama war a taxaw nga votel ma kon nga war a votel je pense que message boobu laa moom la may lancé te tamit di félicité bu baax waa ZDB ñoo jël coupe bi te ba pare encourage bu baax waa Milan ñooy perdant yi 6 jours match bi gis ngeen ma ZDB bu mu dugg naa seen bi jubilé mais loolu newul dara ndax waa ZDB samay booy fi ne te tamit bii bi tamit ASC suñu waa ASC moo ko dugal muy Assane te Assane ASC jàppoo lay football te man ku ma xam ni si ASC jàppoo laa bokk te bu loolu weesoo di gërëm bu baax Libaas Diop Kane ndax man Libaas Diop Kane suñu relation newul relation politique newul relation dara man moom dañuy ànd am li nga xam ne séq nañ kon c'est-à-dire que su boo xees dara dama si war a ñëw jàpp comme ngeen si jàppee je pense que message boobu laa moom lu may lancé di leen gërëm bu baax yéen ñu teew fi yëpp asalaamaaleykum wa rahmatullah. waaw asalaamaaleykum mbooloo bi yaakaar naa ñoo ngi nuyu kenn ku ne si turam ak santam di rafetlu jotaay bi di jox Libaas Diop Kane cër bi moom at bi mu am si jotaay bi bon di sant ñëpp di gërëm ñëpp kàddu yi loolu kese la muy par rapport ak si luñ jógee muy tournoi bi nga xam ne moom la organisé woon Zal Ndiaye Sang daa am lu mu wax lu am solo mun naa ne Zal ba mu waxee rek intervenant yi desoon yëpp mun nañ bañ a wax parce que daanaka dafa résumé lépp mais tamit loo gis lu ne rek daa am lu ko waral sama kàddu nag li tax ma jël ko du dara lu dul sant ñëpp gërëm ñëpp mais tamit Saka may wax tamit yu mel ni bu ñu koy organiser nañ gën a xoolaat concept bi parce que man ba ñuy tirage fa la ma fekk mais après au fur et à mesure da ngay gis tournoi bi li muy gën a dem équipe yi di gën a yokku après yow doo comprendre pour beneen yoon bu ñu koy organiser ñu teel a limiter équipe yi bu ñu nee 16 équipes la ñu xam 16 équipes la bu ñu nee 5 équipes la ñu xam 5 équipes la ci côté boobu laa doon wax beneen bi tamit di sant ñëpp di gërëm ñëpp lépp dama naan li mu xam li mu bëgg ci Cambérène moom moo ko xam Libaas Diop Kane waaw maa ngi jégalu ci tour boobu li mu bëgg ci Cambérène moom moo ko xam yàlla na ko yàlla defal parce que man sekk naat moom yeneen teraanga yu bokkul ak lii xolam rek lu mu am xolam mën na ko may parce que lu mu am yéene na ko Cambérène lu mu am Cambérène la ko indi Libaas wax na ko sànq jaru ñu siy jaaraat di la wax lépp ñun ñoo ngi sa ginnaaw man campagne kenn mësuma see gis mais bu ren bii nii dama siy tax rip parce que jëmm ji moo ko waral am na yenn yu ma defal yu bëri naa si taxaw ci li ma ci mën ci côté bu nekk di sant ñëpp di gërëm ñëpp di jégalu ci kàddu yi jërëjëf. merci beaucoup Issa merci beaucoup donc ma leeral tuuti rek Issa si li mu wax léegi parce que dafay am solo ñu leeral ko mooy tournoi bi à la base 8 équipes la woon bi mu nekkee 8 équipes Cambérène nit ñi commencé ko dégg équipe bu si nekk nag di woote téléphone di déplacé wu dem Libaas di ñëw suma kër di wax ni non Cambérène mun ñu fi organiser tournoi Libaas Diop Kane ba pare ñun duñ ci bokk et puis ñun bi ñu ko organisé aussi tam c'était pour la fête une fête dañ ko def rek c'est nañ def benn fête bu rafet bu neex tout le monde ku si war a participer ci loolu moo tax ñu ajouté équipe yi ba équipe yi toll si 24 mais alhamdulilah ginnaaw bañ ko commencé bisimilahi rahmaani rek egg si alhamdulilahi rabil alamin donc maintenant tournoi bi jeex na li wax nga dëgg ah Issa wax nga dëgg ñi ngi jégalu ci loolu mais juste rek bëgg lu neex Cambérène moo tax ñu ajouté équipe yi quoi jaa ngeen jëf. salaamaaleykum gars yi ñu ngi leen nuyu yéen ñëpp di leen ziar vraiment di bëgg loolu ci seen teewaay fii di remercier toute la jeunesse cambérénoise lu tax ñu leen remercier mooy seen taxawaay ci dëkk bi boo seetloo at yu mujj yi yëpp jeunesse bi taxawaay bu am solo la ñu am ci dëkk bi te loolu moom moo ñu mën a dimbali ba fii ñu nekk ñu jóge fi dem beneen jéego réew moo xamante ni ndaw ñu 75 à 80% la ñu pour man war nañu mën a gën a am considération te loolu li la koy may mooy yow yaay dem nga jëli ko ñun loolu mooy suñu philosophie te gis nañu Cambérène actuellement jeunes yi ci foofu la ñu toll. donc initiative tournoi bi
depuis 3 ans ñu ngi koy def lenn kese la mooy gis nañu ni nawetaan dafa bokkoon ci activité Cambérène yi jeunesse bi dañ daan épanouir chaque année mais seetlu ñu temps yi depuis 4 ans mu ngi nii nawetaan amul Cambérène ñu ni nag bi mu jëkkee amul ñu ni boobu rëcc nañu mais deuxième année bi nañu fexe organiser un tournoi de football de 8 équipes fexe ba jeunes yi jeunesse bi mën a daje ci plage bi Cap Forêt ànd comme niñ ko defee ren noonu lañ ko defe woon ko daaw aussi donc loolu bi mu amee tey ak ni mu demee ñu ci sant yàlla bu baax di remercier équipe bépp boo xamante ni si nii bokkoon nga Issa li waral loolu lenn kese la bi ñuy suñu mbébét ñun parce que depuis tournoi yu ñu def yëpp 8 équipes la ñu def te équipes yi bokkoon rek ñoo doon bokk gars yi daal di ñu seet si di ñu wax non 8 équipes dafa tuuti yokk ko bi ma ko yokkee def ko 16 yeneen 8 ñëwaat waxaat ñu ko bi ñu demee ba 24 am na ñeneen ñu ñëwaat mën leen organisation bi dafay metti li ñu mën a dimbali leen kese la moom mooy pour ngeen comprendre xam ni daanu dajul suuf ñëpp mënuñu bokkandoo après suñ demee ba gën a taxaw dinañu mën a fexe nu ñu gën a yaatale affaire yi ba mu gën a dox donc lii moo waral tournoi bi mais avant ñuy commencer nag le 16 équipes yëpp dugg peut-être information bu mooy eggul loolu moo ko waral 24 yi loolu moo tax mu nekk 24 équipes donc loolu ñu ngi ciy jégalu vraiment et li ci ëppoon solo mooy kenn ku ci nekk xamoon nga ko ndax dañ doon toog chaque instant ñun ñëpp ñuy daje di def ay tirage donc loolu moo ko waral li tax nag tournoi bi nawetaan yi ak stade bi ñuy profité wu actuellement ak comme ni ñu ko defee ci final bi di lancer un appel au président de la République au ministre monsieur Matar Ba ñu dimbali ñu defaral ñu suñu stade ñun mënuñu concevoir Moussa Sy ñu ngi koy félicité dégg nañ ko léegi mu ni semaine bii di ñëw incha allah dina tijji stade Parcelles Assainies pour ñu mën a fubal stade Parcelles Assainies fii la fekk Cambérène boo demee Guédiawaye am nañu stade soo demee Pikine am nañu stade Yoff am nañu stade Ngor am nañu stade Cambérène am na stade boo xam ne 3 hectares 500 la superficie bi ñu amul benn commune bu ko am jusqu'à présent mënu leen ko defar wala boog bugg leen ko defar appel d'offre yi sonn nañ ci dige bi sonn nañ ci li ñu bëgg mooy ngeen ñëw indi matériel yi commencé liggéey bi jeunesse bi mën a commencé waat dundaat sport comme ni ñu ko doon dundee. parce que tey plage bi moom moo fi nekk yàlla dimbali nañu am nañ ci ay international ay Limamou Diagne Limamou Sarr ñoom Ndiaga Mbaye Limamou Laye Diagne suñu international bi Limamou Niang ñu koy ñaanal yàlla dimbali ko barkeel ko mu nekk professionnel dem dimbali ñu parce que benn pro rek xajul ci dëkk bi. Birama Niang ñu ngi profité wu ci occasion bi aussi di ko remercier ci geste bu noble bi mu def si jumaa ji di ñaan suñu footballeurs yi nga xam ne ñoo nekk Cambérène suñu sportif yi en général ñoom ñëpp yàlla dimbali leen ba ñu am ay contrat ngir mën a doon dara ci réew mi mën a dimbali Cambérène ci situation bi ñu nekk moom mooy appel bi ñu doon lancé solennellement le président de la République et son ministre monsieur Matar Ba donc loolu bokk na ci li nga xamante ni tax na ñu kii avant sax ñuy dem ci élection incha allah rabbi am nañu une opportunité de 500 jeunes yoo xam ne war nañ leen former en informatique ku jàng ak ku jàngu ku am diplôme ak ku amul diplôme képp koo xamante ne bëgg nga def informatique après incha allah rabbi dinañu organiser waat comme ni ñu ko defee ci bourse yi yàlla dogal nañ ñi nga xam ne déposé woon nañ ñëpp démb dem nañ ci cérémonie bi fexe nañu ba dugal nañ leen ñoom ñëpp après d'ici mardi ou mercredi dinañ jot lettres yi pour mën ko jox kenn ku nekk nga mën a commencer dem jàngi incha allah. am nañu aussi formation sur l'hôtellerie la restauration et le tourisme donc yooyu yëpp ay opportunité la tey même su fekkee footballeur nga wala basketteur war nga mën a am benn laps de temps boo xam ne di nga dem jàngi dara am ci loo jàpp en attendant mën a def say business pour mën ci génn donc yooyu yëpp ay opportunité la yoo xamante ni avant sax ñu dem ci ay campagne ak ay élection incha allah rabbi dinañ ko indi Cambérène formateurs yi ñëw Cambérène former jeunes yi incha allah rabbi donc ñun daal ñu ngi fi pour Cambérène li ñu bëgg mooy Cambérène génn ci situation bi mu nekk dem ci beneen situation ñun suñu mbébét moom mooy ñu fàtte le maire Baye Libaas Seck yàlla na yàlla dolli leeram parce que Cambérène ku wax rek day wax Baye Libaas Seck dama bëgg ñuy wax Libaas Diop Kane fàtte Baye Libaas Seck suñ naree loolu la ñu bëgg affaire yi changé lépp neex affaire yi doxaat incha allah rabbi ñu ngi leen remercier waat encore une fois wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. teraanga yi voilà li ay dosaar la kuy fubal xam na ko dañu bëggoon 24 équipes yi bokkoon ci tournoi bi yëpp am nañ ko comme ASC comme fi ñu toll nii zone 8A amuñu nawetaan mais am nañ suñu ay frères yoo xamante ne ñoom dañuy génn dem di fubali
muy ay Rakaju ay Jàppo Déggo Diamaguène et consort yooyu yëpp prévoir nañ leen kenn ku nekk benn paire dossard ak 24 équipes yi nga xam ne ñoom ñoo bokkoon ci tournoi bi. ñi nga xamante ni aussi ñoom ñoo dem final kenn ku nekk di nga am ballon le vainqueur dina am une enveloppe de 100 000 francs vaincu bi dina am une enveloppe de 50 000 francs incha allah. dañuy woo Balla Diop. waaw Balla moom guerrier la jàmbaar la. il a beaucoup fait pour que journée bi mën a réussir. waaw sans plus tarder aussi ñu woo Limamoulaye Niang international sénégalais boo xam ne dafa joué but choqueur dem ba final. donc nañ ko tàcc gis ngeen c'est un exemple pour le Cambérène képp kuy football Cambérène moom c'est un exemple bien vrai que âge am ndaw na trop mais c'est un exemple pour toute la jeunesse cambérénoise parce que góorgóorlu na rayante dem ba but choqueur équipe nationale ñu sélectionné ko mu dem ba coupe du monde dem ba final donc kii bien vrai que âge am bariwul mais c'est un repère pour la jeunesse cambérénoise nga xam ne ñu ngi pratiquer le football donc nañ ko tàccu Limamoulaye Niang comme ça mu ñëw ñu trophée ko. Voilà, merci beaucoup Liban, félicitations. Meilleur buteur ZB. Dañ ko ci Libaas waaye am na 4 buts ci tournoi bi. waaw donc nu ñuy woo arbitre bi Libaas du arbitre nag mais c'est quelqu'un koo xam ne dafa bëgg la arbitrage. Cambérène tournoi yi fi am yëpp pratiquement moom moo koy arbitrer et puis il fait un très bon travail donc Libaas di ngi lay féliciter bu baax di la encourager dañ féliciter Libaas bu baax a baax. donc bi ñu ngi woo Khalil Cambérène 2 c'est un très grand joueur man mi marqué naa ko ba sonn dama kaa marqué ba sonn dafa may teg loxo lu ne lay def dafa ma kaa marqué ba sonn on a joué jamono Cambérène 2 bu ñu daan joué moo doon joué numéro 10 kon numéro 6 ma doon joué kon numéro 6 dañ naan ma marqué grand bi mais grand bi dama ko may dara mais c'est un très grand joueur ah ñu ngi lay féliciter bu baax a baax. ba bis mi. Tafa Nguer ah ñu ngi woo Tafa Nguer représentant je pense que Baye Birane la woo moo koy jëlal. maa ngi nuyu waa Cambérène di nuyu sang yi ñi seetaan ci Cambérène 24 forces de l'actualité mbokk yi ñi ngi fi nga xamante ni mooy centre socio-culturel bu Cambérène. président bi Libaas Kane Diop Cambérène président Cambérène sama diwaan organisé woon événement bi ngeen xamante ni mbokk yi dajalee lu ci mel ni ñaar fukki équipe ak ñeent woo seen représentant ni ñëw ñu jox leen li ngi mel ni ay trophée gis ngeen ko ni en exclusivité ci image yi Chaka Mbaye nekk chargé de la communication ni muy joxe nit ñi parole yi représentant yi nga xamante ñoo war a wax ci Libaas Diop Kane li mu teraanga bu leen defal mbokk yi bi ñuy woote di wax ne nañ daje centre socioculturel bi foog naa ñu bëri gëmuñ ko woon waaye tey ku ñëw fi fees na jeunesse bi yëpp ñu ne représenté ci li nga xamante mooy sportif dama koy bi may joxe déclaration exclusivité dama koy jox rek mu delloo benn remerciement et maa ngi salué au passage di gërëm Chaka Mbaye mi nga xamante ni mu organisé li mbokk yi. léegi Libaas Kane Diop damay ñëw ban satisfaction nga am ci ñi nga xamante tey lii xale yi dal di. waaw non ñun dañuy sant yàlla rek xam nga dañuy sant yàlla julli ci Baay alayhi salaatu wa salaam sëlmal ci doom yonent yàlla Isaa ñaanal Chérif Abdoulaye yàlla dolli leeram ñaanal sunu soppe sunu baay sunu maam Mouhamadul Muxtaar yàlla yàggal ko te wéral ko gërëm ahlu bayti rasul yàlla defal leen jàmm ñaanal waa ahlu laay gi yëpp ni Baay Laay bëgg ñu mel ko yàlla nañu ko mel. vraiment satisfaction bi ma am mënu ma la wax nu mu toll moo tax fenn rek laa ko teg remercier toute la jeunesse cambérénoise man jeunesse bi niñ ma porté ma nekk seen choix xaw ma lan la peut-être lu yàlla dogal suñu diggante ak ñoom la ndax respect rek moo dox suñu diggante ku fi toog dara indiwul fi dul pas-pas. joxuñu kenn xaalis neexaluñu kenn dañu gis ni fii dëgg fi am moo tax ñu ñëw ànd te ku ñuy àndal ci dëgg la ñuy ànde donc nii lañ bëgg a àndee dem ba jëli maire bi incha allah rabi ci kàttanu yàlla ak mbaaxam bu soobee yàlla. beneen bi mooy gis nañ ne dafa mel ni am nga ay bourses yoo war a maye ba tey boo bëgg a jógee ci sport bi dafa mel ni da nga jëm ci éducation bi ak formation. éducation moo jiitu mook formation bi loolu bala booy tabax dëkk ci éducation ngay tàmbale bu nit ñi yeewoo xam ki ñu doon nit bu xamee ki mu doon xam li ko war rek day daal di noppal ñëpp. ñun nag foofu la ñu teg suñu bët dañu am 2 axes yoo xamante ne si ni ñooy suñu priorité
muy santé ak éducation après loolu nag ci la jeunesse di ñëw sport ak environnement donc yooyu mooy suñu ay programme phare yoo xamante ni incha allah rabbi bu ñu yàlla dimbalee ba ñu jël li ñu war a jël toog fi ñu war a toog incha allah rabbi jeunesse bi lii ñuy def suñuy partenaire ñoo ñu koy defal mais bu ñu demee ba nga xamante ne si ni li Cambérène moom ñun ñoo ko téye dinañ ko defaral suñu bopp incha allah rabbi soob yàlla dañuy gis bis ginnaaw suba bi di ñëw ñu ngi jëm ci gàmmu Yoff man tax équipe bi yëpp da nga leen mobiliser ay bus yóbbu leen waaw équipe bi Cambérène diine ji ñëpp incha allah rabbi ñu dem Yoff oto yi dinañ ñëw bus yi comme niñ ko doon defee ci ñaanu Bayraan ñaanu Baye Seydi Thiaw moom lañ koy defaat ci gàmmu gi di ñaan ñu ñaanal ñu li ñu man ñu koy man di ko man ba kenn dootul passé ci incha allah rabbi soob yàlla merci beaucoup merci jërëjëf mbokk yi loolu lañ indi loon fi nga xamante remercier vraiment Cambérène sama diwaan aw ma seen fay te su ma nee la jeunesse cambérénoise pour man ñoom ñu ngi ci biir moo tax du ma leen tudd parce que bëgguma indi partialité mu nekk ñi nekk fii ñi nekk fee Cambérène sama diwaan ci biir jeunesse Cambérène la bokk et pour man nga gis leen ñu dugg ci biir ak ñu bañ a dugg ci biir pour man ñu nekkoon fii ñëpp ñu ngi Cambérène sama diwaan parce que ñoom ñëpp ci diwaan bi lañ bokk mooy Cambérène bëgg naa la mbokk yi loolu la leen indi loon fi nga xamante mooy Cambérène 24 force de l'actualité ci événement bu spécial bi sport moo ko waraloon tey mbokk yi merci beaucoup à la prochaine jërë ngeen jëf